xale moom dafa am loo xamante ni nii moom mooy structuré moom mooy defar moom mooy tax mu nekk nit ku équilibré xam nga dafa nekk ñeenti pàcc yu am solo benn pàcc bi dafa nekk wàllu xel mooy dimension cognitive beneen pàcc bi nekk wàllu cër muy dimension physique beneen pàcc bi nekk wàllu cofeel les dimensions affectives beneen partie bi nekk wàllu bëggante ak vivre en communauté muy la dimension sociale loolu moom mooy nekk surtout luy ñeenti dimension yoo xam moom lañu war a mun a di ko sàmm pour ñu mun a gunge xale bi gunge boo xam dina ko permettre pour que mu nekk en situation d'équilibre boo waxee yaayu jille mooy xale bi dañ ko dénk waajuram bu góor am benn soxna soosu war a uuf xale bi taxawaayu yaayam kooku ngay wax yaayu jille du dëgg xam nga comme ni nga koy waxee rek kooku li ci jiitu moom mooy xale moom boo ko yoree il faut que nga koy bàyyi xel nga aussi nekk ko xam di nga wax ak moom nga wan ko aussi cofeel bu fees parce que am na noo xamante ni doo ko wane xale bi sax du namm yaayam donc loolu ci wàllu personnalité ki nga xamante ni nii moom mooy ñëw nar a jël place yaayam war na ko mun a woon loo xamante ni cofeel mënul méngoo sax peut-être ak cofeel bu ko yaayam mun a woon parce que moom cofeelu yaay ak doomam benn la mais mun na ko won jikko joo xamante ni nii xale bi dina nekk ci situation boo xam dina am confiance ci moom donc loolu moo jiitu parce que aussi bu fekkee xale bi toujours boo ko gisee dafay dawal benn méfiance mooy képp koo xamante ni xamu la miinu la rek xale du la gaaw a jege donc yaay jooju aussi dafa war a am nu muy jikkowu bu ñëwee foofu mais ni mu war a jikkowu aussi ci papa ji ko fay indi moom moo ko war a taxawee parce que moom moo koy wan ne ñii kat man maa leen jur suma deret la man maa leen di indi ci kër gi te am na loo xamante ni bëgguma mu am ko comme jeexital bu ñaaw ci seen xel donc par rapport ak suñu diggante bu ko defee xale bi war am na yoo xam dañ ko war a moytandiku ci xale yu demee noonu comme par exemple nga koy rejeter mooy que nga koy rejeter xale bi daal wan ne boole woo ko ci sa bopp beneen bi aussi ñuy gis ne dafay am terreur mooy que nga gis ne vraiment da ngay wan xale bi ne da nga am kilifteef bu doy waar ci koom loolu aussi mun na indi luy mun a ñagasal gis nañ ne mbiru famille yoo xamante ni waajur yi dañuy taqalikoo waajur bi góor bi dem utaat beneen soxla wala waajur bi jigéen bi dem dugg ci beneen famille bëri na trop jamono yu ñu toll nii il faut que ñu delloo ci xel yi waajur yëpp ñu xamante ni nous devons tous être unis dañu war a dajale ñun ñëpp ñu xam ne xale bi moom amul benn responsabilité ci situation boo xamante ni ci parent la soxe ko donc xale bi bu waajur yi nekkee mu loolu mooy li gën ci moom bu waajur yi taxoo xale bi amul ci benn responsabilité donc war nañ mun a def preuve de grandeur ak de dépassement pour que ñu bañ a utiliser suñu doom pour di métital suñuy jëkkër wala di utiliser suñu doom pour di métital di wujje ak keneen wala ñu utiliser suñu doom également pour di métital également ki nga xamante ni ñun moom la ñu remplacer foofu moo xamante ni ne ko parfois rek kaddu yu ñaaw yoo xam dañ koy weccoo dinaa la dóor te sama loxo du la daal sa xol dina dagg te li nga xamante ni moom lañ nekk te mënoo ko faj yooyu yëpp day nekk xeetu violence verbale ak violence psychologique yoo xamante ni dafay gunge xale bi te dafay am njeexital yoo xamante ni du doon li gën ci moom pour pouvoir éventuellement au moins ñu mën a assurer son bien-être.